Ne soyez pas des radios mille collines qui a détruit le Rwanda. Nous appelons à beaucoup plus de responsabilité. Parce que souvent on se plaint que lorsqu'il y a des manifestations, que les manifestants se tournent contre des organes de presse. Je le dénonce, je le déplore et je dis ici que nous n'avons jamais donné un mot d'ordre pour attaquer un organe de presse, a fortiori un journaliste qui ne fait que son travail. Mais quand on devient un support qui distille la haine du matin au soir, les insultes contre d'honnêtes citoyens, des pères de famille, des leaders d'opinion, ne soyez pas surpris que cette haine se retourne en moi ou en autre contre vous. Soyons tous responsables. Ce qu'on attend du débat politique, c'est un débat d'idées croisées sur le budget, sur nos ressources naturelles, sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture, sur l'emploi des jeunes, sur la pêche, sur l'élevage, sur le transport et sur toutes les autres questions. Est-il trop demandé à une presse d'aider le Sénégal à rehausser le niveau du débat et non une presse qui est colportrice et qui passe tout son temps à transmettre des insultes, des messages de haine, de diffamation, d'attaques sur la vie privée. Ce Sénégal nous appartient. Travaillons à le stabiliser. Travaillons à en faire un Sénégal de paix, d'amour et de respect réciproque. Et cela devait commencer par Macky Sall, qui malheureusement est un homme qui ne vit que par la haine et pour la haine, qui pense qu'il ne doit pas avoir de contradicteur, qui pense que personne ne doit avoir une idée contraire à la sienne, qui pense qu'il ne doit pas avoir d'opposition au Sénégal. Ne le suivez pas sur cette voie, parce qu'il nous restera avec notre Sénégal. Et chacun devra après se regarder devant un miroir et certainement devant la justice sénégalaise. Je vous remercie. Mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen nuyu kenn ku nekk fi nga ne wax naa ko keroog léeg-léeg dinaa wax door sama wax ci kàllaama nasaraan ndax yàlla dafa def dañoo bëri ñu ñuy déglu di ñu seetaan fépp ci àdduna bi te ñaare dañuy bëri lu ñuy ñaxtu ci lu ñu mënul dégg li ñuy wax moo tax ñu defee ko nii mbokk yi li ñu dund tey ñun ñëpp ko dundandoo Sénégal yëngatooti na ma jàpp ni nag nii fii leeg 2024 Macky di fi jóge Sénégal dina jafe mu jóge ci yëngatu lu dul moom Macky Sall delloosi na xelam ba xam ni moomul nit ñi moomul Sénégal mu jox kenn ku nekk cër bi mu ko war a jox bu boobaa Sénégal dina nekk ci dal nekk ci jàmm mu yeggali mandaam bu demee dem jotee mu dem. maa ngi dooree sama kàddu nag ci massawu askanu Sénégal yépp waaye it di jaale ñi nga xam ne mbokk ñi nga xam ne seen bakkan rot na tey ndax yëg nañ ni ñetti bakkan rot na te ñetti bakkan yépp Macky Sall moo leen faat moom ak gendarmerie ba ca njëkk mu nga faatoo fii Colobane laaj naa tur bi jotaguma ko muy ab xale boo xam ne nee nañ ma fukki at ak juróom la amoon yàlla def mu xawoon a ànd ak matadi ci ay cër nee nañ ma fi mu nekkoon tëdd fa te ay matelas ne fa la alkaat yi dem sànni la grenade lacrymogène mu taal néeg ba taal matelas ya mu lakk fa ba médecin moo doon waxal sànq ci téléphone nee na ma buñ la wonoon fi mu nekk fiñ ko fekk doo ko mën a xool loolu mooy police su Macky Sall ak gendarmerie Macky Sall ñu koy jaale waa këram yeneen ñaar ña nga faatoo Casamance kii Bignona kii Ziguinchor te leen faat mooy gendarmerie moo jël balle réelle dóor leen ko ci ñoo xam ne boo demee Bignona manifestation amu fa woon manifestation bi Ziguinchor la woon nga ñëw fekk ay nit ci seen siège
alkaati ba ci niñ ma ko waxee dafa jël temps yépp chargé fetalam toog visé defar ba mu jekk mu dóor ko bal bi ci biir bi ko xale yi di yóbbu yenn di yóbbu hôpital ngeen jéggal ma wax leen ma wax ni ma koy waxee nee nañu butit yi da doon lang. loolu noo koy tuddee lu dul assassinat. nga dellu fële Ziguinchor ñu jël ay bal réel dóor nañ ko ñetti nit kenn ki ci faatu ñu ngi ko dóor ci baat mi ngi tudd Idrissa Goudiaby ki faatu Bignona moom moo tudd Abdoulaye Diatta. Idrissa Goudiaby mi ñu faat ca Ziguinchor ñu ngi ko dóor bal ba ca baat bal réel. ñeneen ñaar ñi nee nañ ñu seen dund fi mu ne nii menacé wul waaye kenn ki ñu ngi ko dóor bal ba ca gannaaw keneen ki ñu ngi ko dóor ci tànk ba ñu ngay doog a génn bloc opératoire. foofu nag di ngeen ma may ma taxaw tuuti parce que sénégalais il faut ñu xam li xew. Casamance dafa dund lu métti ci ay ati at yàlla def ñu dem ba tey loolu jeex na mennum Macky Sall moo koy utiliser di ko politiquer. waaye lan moo tax saa su ñu nee manifestation am na doo dégg mukk ñu ne dóor nañu bal réel Mbàkke wala def nañ ko Ndar wala def nañ ko Ndakaaru waaye Casamance juróomi nit yu génne di manifester ñu dóor leen bal réel parce que loolu mooy gis-gisu Macky Sall jàpp na ni Casamance du nit te stratégie am yëpp mooy nu muy féewalee Casamance ak Sénégalais yi. Casamance bu àndul ak moom mu ne rebelle la ñu fare créer seeni dossier dem jox ko procureur lu ne ñu wax ko tey ñi ñu am satisfaction ci ñoom yëkkati leen ba ci kaw ci ay sportif te ñuy Casamance ku ci newoon tey damay dugg ci politique te opposant la suba ñu ne rebelle nga ba ci moom ñi ànd ak moom ci politique Benoît Sambou moomu ànd ak moom ci politique bu xawoon ne opposant la ñu ne rebelle la loolu nag il faut mu dakk ndax waa Casamance dañoo yàgg a souffrir ci loolu. tey leader politique am na naam dëkkul Casamance dong waaye am na lu mu am ci Casamance te muy lu am solo te mu am ci fierté trop nag muy Ousmane Sonko. waaye est-ce que Sénégal mus nañu gis li ñu gis tey ci Ousmane Sonko Senghor ba tey ji wala ñoom Ngalandu sax laay wax ba tey ji est-ce ngeen mus ngeen dégg ñu attaqué homme politique ci waasoom ci ethnie bu mu bokk. est-ce que mus ngeen gis ñu attaqué homme politique ci région bu mu bokk te bis bu ne suba ngoon jot ngeen dégg ko dinañ ma xas samay mbokk. est-ce que Sénégal mus ngeen gis ñu attaqué homme politique naan ban diine la bokk ban tarixa la bokk kan mooy sëriñam guléet ci Ousmane Sonko. est-ce que mus ngeen gis homme politique ñu attaqué ko ci vie privée am di wax lu bon ci ay waajuram di wax lu bon ci ay soxnaam di wax lu bon ci moom suba bu guddi jot. ci Ousmane Sonko la mës a am te li gën a doy waar mooy suñuy mbokk journaliste ñoom ñooy doon les relais. wax naa léegi ci français ñaare dara am ci manifestation ñu songu ay organe de presse ma koy ñaawlu di ko naqaru yàlla mi ma tiim xam ne ni musuma toog ba wax nit na nga attaqué journaliste wala organe de presse waaye nit boo xam ne da nga njaboote ci bépp fànn bis bu ne ab journal dem ut nit boo xam ne leer la ko ni dafay ñëw saaga nit kooku nga talal ko micro ne ko saagal ba sa xol sedd loolu nga xam ne Macky Sall ko fi andi muy fexe ba noonoo ak mbañeel rek mooy nekk diggante Sénégal yi ngal la waaye yéen la presse bu leen dugg ci loolu la ñuy xaar ci presse mooy ñu fexe ba suñuy waxtaane dëkk bi nañu waxtaane fu kawe mooy mbay bi fuñ ci toll napp gi fuñ ci toll càmm gi fuñ ci toll école bi fuñ ci toll paj mi fuñ ci toll lii ñu yàlla may ci wërsëg muy pétrole gaz or zircon fan lañ ci toll ndaw ñiy bëgg a liggéey te amuñu liggéey fan lañ ci toll loolu mooy débat politique mais xëy su bu ngoon jot am Ousmane Sonko andil Ousmane Sonko loolu bu leen doon rajo mille collines Rwanda le ko taal presse da cee bokk saa soo waxee nag coow li bëri waaye nañu delloo suñu xel réew mi ñoo ko bokk réew mi ñoo ko bokk
Macky day dem bañu fi nañu seet nu ñuy doxalee te rafetal kon li xew tey Sikicoor jaaduwut te dafa war a dakk nag te mënuñoo xoqatal waa Sikicoor wala ñu boole leen ak askanu Sénégal ba yaakaar ni wala ñuy leen di essayer boole ak askanu Sénégal ba yaakaar ni loolu dina leen tere def ëllëg suñu wootee waatoon manifestation li ngeen gis tey ci Sikicoor di ngeen gis du ko ëpp juróom parce que ku xamul waa Sikicoor moo jàpp ni mun na ko xoqatal manifestation amoon na Dakar tey te moo gënoon a métti trop ndax fu ne taal nañ ko waaye est-ce que gis ngeen ñu tiire fi bal réel lan moo tax ñu tiire bal réel fële te loolu lépp nag Moussa Fall la général Moussa Fall ndigal gi mu joxoon alkaati yi démb mooy na ngeen def répression mooy ku yëngatu na ngeen duma na ngeen jëfandikoo seen jumtukaay yépp man maa leen di couvrir lu munti am man maa leen di couvrir loolu moo andi lii wax naa sànq nag ci sama waxtaan ni fan yu néew ci kanam dinaa dellu si wax leen yéen waa Sénégal li tax Macky Sall def bakkanam ci nguur gi ak li tax ñu mel ni Moussa Fall fas yéene rey seen bopp pour Macky Sall mun a nekk ci nguur gi loolu du waxtaanu tey jox naa leen dig daje ci lu kanam te lu ma leen di wax rek dama leen tegal firnde ak kayit yu leer kon tey li xew li ko andi mooy Yewwi Askan Wi xañ nañ ko ci lu dul dëgg te ñii juróom-ñaari nit ñi ñuy wax sage conseil constitutionnel yi tey suñu tëddee waruñu nelaw de ndax ñi dee ñoom ñoo leen rey waa DG ak Antoine Diome bu ñu tëddee waruñu nelaw de ndax ñett seen bakkan faatu ñoom ñoo leen faat ndax jalgati constitution bi ñu waroon a appliquer ñoom moo andi lii lépp waaye gannaaw bi ñu defee li ñu def ba pare Yewwi Askan Wi ne am naa sañ-sañu manifester sama naqar constitution bi may ko article 8 constitution moo ne citoyen bu nekk am na droit di manifester Macky Sall ne ñun duñu manifester looloo andi lii lépp waaye yéen waa Sénégal jàpp ngeen ñi tey li mu génne ci ay alkaati li mu génne ci ay grenades lacrymogènes li mu génne ci ay oto ak ay chars de combat jàpp ngeen ni loolu bàyyi woon ñu dem daje fi ñu daje ku bëgg a ñëw ci jàmm ñu wax li ñuy wax ne defaraat place ba mu set dem ñibbi jàpp leen loolu gënoon na ko yomb téeméeri yoon du def nañ ko ay fan ci gannaaw est-ce que dégg ngeen coow est-ce que dégg ngeen xeex est-ce que dégg ngeen xuloo est-ce que grenade tàkk na fa est-ce que bakkan rot na fa Macky Sall li tax mu foog ni moom dafa donn réew mi ba yaakaar ni war nañoo mën a imposer lu ko neex saa su ko neexee loolu nag lañ ko tuddul nangooti duñ ko nangu de kon dictature bi mu bëgg a imposer Sénégal moo jur lii te day door nag